dañ ko war a bàyyi mu def liggéeyam. loolu moom man je suis d'accord parce que wax naa la ko sànq ne la même opposition bi ñuy campagne ci législative bi dañ ne woon haute cour de justice boobu même ñun bu ñu amee majorité dañ koy teg kon xam nga mënuma ñëwaat tey naan la d'accorduma ci ñu teg ko wala d'accorduma ci ni ñuy doxalee wala d'accorduma ñu woo kii wala ñu woo kële yoon képp ku mu woo da nga war a wuyu ji képp ku muy saytu wala muy def enquête ci yow da nga ko war a nangu mais am nga droit de défense jëlal sa pôle d'avocat wala nga jël sa avocat monter sa dossier ñu défendre la bu dee defoo Abdou Aziz nit bu deful bu mu tiit man ku mu mënti doon boo deful bul tiit maintenant nag ñun ñëpp ñu ngi xippi suñ bët di xool Abdou Aziz ñun képp koo xam ne dañ koy jaay doole wala ñu koy teg loo xam ne du yoon on sera les premiers à dénoncer ça parce que injustice yow bëggoo ko man bëgguma ko kenn bëggu ko donc bu fekkee ne deful balaa sax ñun ñuy wax gëm naa ne justice ci boppam dinañ ko bàyyi mu ñibbi ndax pôle judiciaire it am na ñoo xam ne ba nii tëju leen wala am na ñoo xam ne aussi déglu nañ leen bàyyi leen ñu dem atteeguñ waaw d'accord atte merci donc man gisuma loo xam ne tamit jar na ñuy peut-être loolu Ousmane Sonko doon wax ne yaakaaram daf si tas atteeguñ kenn te am na ñuñ si bàyyeegul du yomb nag gis nga man dama laa wax ne la ma ne la yomb na nga accuser nit kum neex nga xëy accuser ku la neex mais preuve buy wane ne diw moo def lii yombul Abdou Aziz du yomb te tamit nit dafa am ay àq ak yelleef munoo ñëw rek taxañ rek tëj déedéet da ngay topp procédure bi sinon vice de procédure sax mën na am te xëy na loolu lépp la ñuy jéem a éviter te man daal pour man li ñuy bëgg a def nii Abdou Aziz précédent dangereux la heureusement teg nañ ci suuf ay atte Macky Sall le président parce que buñu attee président bi ëllëg mën na ñëw àtte beneen président bu ñu àttee premier ministre beeg ëllëg mën na lañ war a def mooy muy président di premier ministre mu am ay instance ak ay kii yu leen di mën di saytu xam nga Sénégal looloo fi amul man d'accorduma ci nga wàcc ñu lay topp naan yaa sàcc yaa def li xam nga kañ lañ la waroon di saytu yi doo ko dégg fi yeneen dëkk yi parce que boo nekkee ci exercice sa fonction lañ lay contrôler di la saytu ba yow doo mën a luubal dërëm mais duñ la bàyyi boobu ngay def loola neex nga wàcc ñu naan diw jël na fi lii jëw na fi lii jël suñuy xaalis bu bari di ko def pour di la saytu jaru ko wax dëgg yàlla koy wax sànq naan Macky Sall xëy na teg dañ si suuf lu toxal haute trahison bi déggatuma ko de déggatuma ko il paraît que ñu fare si ñoom en tout cas yéenewuñ ko poste secrétariat bu Nations Unies loolu aussi position bu leer jëmale si gouvernement bi actuellement amaguñ ko vu que gis nañ sax Madiambal Diagne d'une part mu ne président bind na Diomaye pour mu soutenir candidature bi mais loolu c'est normal mu bind ko dafa mel ne daal taxawaay bi kenn leeragul si autorité yi te actes yi ñuy posé dafa mel ne bëgguñ koo soutenir Abdou Aziz loolu est-ce que ndamal Sénégal la Abdou Aziz waay dama naan leen nañ fay naar bi xoroma Macky Sall ubbil na leen buntu palais de Macky Sall waxtaan na ak ñoom de Macky Sall mu jigi xeexu leen de donc man dama jàpp ne ndamal Sénégal tey am doomu réew mi mu dem jiite lu toll ne instance ONU man damaa defe ne sax ñoom lay njëkk a gën a arrangé ku mel ne président Diomaye dina arrangé premier ministre dina arrangé sénégalais yëpp ci lan ci déjà suñu ndam la suñu fierté la mais aussi xëy na yu bari yu Afrique doon kaas pour siéger fa ak yeneen droit de veto ak yeneen xëy na dinañ gën a mën a am ku ñu fay teewal duñu ko kaasal loolu tamit am na solo beneen aussi Macky Sall loo ko bañ nangul ko ne am na relation te ñun nañ jiital intérêt Sénégal comme ni ma koy waxee nañ fàtte ay këral politique yi tegikul na le man de wax dëgg yàlla su ma jege woon président dama naan ko publiquement appuyer candidat wu président bi képp koo xam ne sa homologue yi mën ngaa waxtaan ak moom ba ñu jàppale ko ba mu nekk secrétaire ONU général ONU def ko ndax ndamal Sénégal la suñu fierté la te aussi suñu njariñ a ngi ci waaye nekk di ko xeex te gis na nag président Bassirou Diomaye Faye war na xam ne yàlla ku mu bëgg a tabb fenn kenn mënu ci dara ndax moom mii exemple kenn xalaatutoon ne dina wooree prison Korité jee palais kenn xalaatu ko woon donc nag loolu rek bu ko xoolee war na xam ne bu yàlla nammee ci Macky Sall mu jiite ONU moom bu ko jàppalewu dina ko doon te bu ko jàppalewu dina rus te boobaa dina ko soxla te xëy na Macky Sall du ko nangul lim bëgg donc man daal loolu laa gis activités yi actuellement Azir ak Thierno Bocoum dafa mel ne da ngeen xaw a
teg yëpp si suuf actuellement nii ak échéance yi di jëm. waaw lan mooy ambition yi ak tout ça. waaw li may tooñee dem sam benn xarit rek mu naa ma déggatuñ leen fan yii de surtout ci sorti Sonko yeeg yooyu ma ne ko musiciens yi sax bu koor jotee dañuy pause waaw te ñooñu ku ne xam na ne wax dëgg yàlla ci loolu la ñuy yëngu ñun xëy na politique passion la rek mais ku ci nekk quand même am nga sa liggéey te aussi wax dëgg yàlla weer bi doon na weer bu sell boo xam ne war nañoo quand même dellu ci yàlla jël pause mais terewul ñi ngi ci liggéey bu am solo quand même ñi ngi ci liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla umpula woo ne matagul 1 an bi ñu demee parti ñi ngi nekk di renouveler instance yi di defar bureau yi ak tout ça ci loolu lañ nekk xëy na fii ak koor gi di jeex lépp dina yemb mais wax dëgg yàlla ñi ngi liggéey ci suuf liggéey bu am solo terewul suñu leader récemment yàggul dara génn na di wax ci affaire étudiants yeeg tout ça donc moom comme ni mu ko yàgg a defee bu gisee injustice dina kii mais ñun ñi ànd ak moom nekk ci biir parti Agir nekk ay responsable ku ci nekk yaa ngi liñ la sant yaa ngi koy def ci suuf mais dañuy profito rek ci moment bi di baalu àq ñëpp aussi di wax ne képp koo xam ne sympathisant nga wala militant nga que xëy na fan yi comme ni nga ko waxee xaw nañ wàññi mais ñi ngi liggéey ci suuf bu baax a baax te incha allah rabbi du yàgg dara dinañ gis ne wax dëgg yàlla Agir dina gën a ñëw ak doole. merci am na solo mais balaa ñuy terminer rek peut-être international tuuti muy guerre bi am wala bokk riposte yi diggante Iran ak États-Unis d'ailleurs ki nga xamante ni sax mooy chef d'état-major bu Iran muy Khamenei ñàkk na si bakkanam voilà mu nekk ab mbir boo xam ne mën naa am ay répercussions si Sénégal surtout si côté pétrole bi ak wàllum économie yow lan moo si sa lecture. Je me rappelle daaw xawma daaw jéeg bindoon naa benn post di fustiger boobu daaw jéeg la parce que Macky Sall moo nekkoon président may fustiger waa comportement wu en tout cas posture Sénégal ci bi Israël doon bombarder Palestine ba bombarder benn hôpital foofu Gaza doon naa ko fustiger di wax ne ñu mel ne Sidi Lamine Niass ak góor gi ancien ministre Bamba Ndiaye taxawaay bi ñu amoon léegi manqué nañu toujours même chose rek laay wax damay wax ne gis nga pays arabe yi ñoo desee solidaire man loolu laa jàpp dama jàpp ne ku mel ne Iran ku mel ne Palestine bu pays arabe yëpp Arabie Saoudite Égypte Algérie Maroc Sénégal pas pays arabe yi mais pays musulman yëpp booloo woon nekk benn taxaw rangé wu ci derrière Iran ak derrière Palestine wallahi duñ leen du neewal doole mais nag attention Iran waxoon nañ ko seen njiit boobu waxoon na ko bon ñi ngi leen di koy jaale parce que métti na franchement man pour man nit koo xam ne la da doon incarner benn révolution boo xam ne c'est très important mais li ma jàpp rek mooy jaay doole la États-Unis ku ne xam nañ ne Iran boobu ba tey mi ngi jéem a xool ni ñu koy faagagale ndax lan xam nañ ne Iran pare na pour jàppale Palestine te pour noot Palestine il faut que nga éliminer Iran xëy na looloo tax ñoom ñuy jéem a def yenn yi ak di jéem a dal ci kaw Iran mais nañ def nànk te xam ne Iran moom yàgg na préparer guerre bi te yuuxu mën na jib fuñ ko foogeewutoon te man yaakaar naa ne États-Unis dina dem ba ci biir mu dellu ginnaaw parce que Iran wax dëgg fa yàlla mën nañ ko xëy na dal ci benn côté mais man gëm naa ne bu riposté États-Unis dina reculer te Israël bu deful nànk di moom dina ci perte plume yu bari mais daal ci weeru koor gi ñu ngi ñaanal yàlla jàppale leen ba ñu mën a résister mais aussi bu fekkee ne guerre bi mënul jeex ñoom yàlla na leen yàlla may ndam loolu laa merci beaucoup tey itam suñu autorités yi ñoom ñu teel a fagu parce que mën naa am ay conséquences. Bien sûr yaa ngi koy wax côté économie xam nga pétrole moom man defe naa ne monde États-Unis bi moo ko gën a soxla ñëpp moo tax ma naan léegi guerre boo xam ne guerre bu innocente wala guerre bu amul intérêt amul États-Unis fu mu créer guerre rek am na fa intérêt souvent booy xool dëkk pétrole lay doon wala dëkku gaz donc man xam naa ne mais li leen di gën a déranger mooy liñ naan peut-être Iran am nañ kii missile nucléaire boo xam ne bombe nucléaire xëy na loolu aussi ñi ngi koy ba tey laam-laamee et pour mu leer leen foog ñu jël dëkk bi comme ni ñu def
fële Venezuela ak yeneen dëkk yi Irak. oui donc jàpp na mais du yomb ci ñoom de. man gaw ma ne sax comme ni ko seen njiit bi doon yàgg a waxee man gaw ma ne dinañ dem ba dominer wala nangu Iran. moom man loolu gëm ma ko man li may gëm mooy Iran moom. buñ demee ba sonn. dinañ deltu ginnaaw te xam ne Iran moom du dëkk bu ñuy. saaxee merci beaucoup vraiment El Bassir. merci Abdou Aziz merci bokk ak yow plateau bi. man maa lay gërëm di la remercier wax dëgg yàlla. toujours mbégte la partager ak yow plateau. di baalu àq tamit nag sénégalais yëpp. di wax ne aussi luñ fi wax rek te jubul. nañ xam ne suñu matadi la lu fi jubit ñu xam ne suñu borom moo ko def. di ñaan di remercier internautes yëpp. di ñaan yàlla aussi weer bi mu def jàmm def kii ak aussi yéen waa Public SN. yàlla may leen yokkute ci seen liggéey. di nuyuwaat aussi sama sœur Aïssatou Diop Fall. nga xam ne wax dëgg yàlla moom jàmbaar la yéen it ñi koy liggéeyal ay jàmbaar ngeen. jërëjëf merci vraiment El Bassir Ndiaye je rappelle que membre fondateur parti AJ nga également aussi journaliste kon mbokk yi mu ngi noonu gis ngeen ko débat bu am solo la di leen remercier bu baax a baax surtout aussi yéen tam si toppandi bi ak suñuy programme moo xam Public Note yëpp remercier aussi waa Régie si réalisation bi Khalil merci beaucoup vraiment ak toute son équipe kon mbokk yi mi ngi